ngeen demee bay bëgg te leen bëgg di jara bëgg ndax jamonoy tey jii wóori daa bari lool dañu lay reetaan nga foog ñu jox la nga seen xol ba boo sàgganee dañu lay saay-saay tey dañuy waxtaan ci coronavirus ak jaay mburu ci boulangerie lan mooy risque bi état bi dafa ne à part désormais daf na décret interdiction bu kenn jëndati mburu ci boutique yi wala ci kees yi na koy dem di jëndee boulangerie parce que dañuy bañ contact humain yi bëri yi may wax état du Sénégal stratégie boobu noonu nga def ci boulangerie bi boobu mooy gën a indi feebar ci ñan ba nga waxee ba léegi premier jour bi nga xam ne da nga ko appliqué nit ñi dañoo xëy di xëccoo ci boulangerie yi maa la njëkkoo ma ci buntu boulangerie yi au moins 15 personnes dinañ toog entassé wu di njëkkante joxe xaalis ñii pour jigéen bi wala góor bi jaay leen mburu boole si kër bi gars yi dafa ñu distance 1 mètre bi nga doon wax dañoo kolante te weddi gis boo ko si ministre de la santé yow yaa war a jug jël sa oto à partir de 7 heures bul yónni kenn sinon doo am résultat bu baax yow ministre de la santé Diouf Sarr jëlal sa oto à partir de 7 heures 7 heures 30 bul wax sa collègue yi yaa ngi daf ronde dafa ron nang comme commissaire mu ngi dafee nga dem xool boulangerie yi nekk fii yëpp Dakar gars yi dañuy tàncaloo nii di këccoo maa njëkkoo ma kolante nii te kenn mën na fa am corona wàllu fa ñëpp foofu synonyme de propagation la ma lay wax yow Diouf Sarr ministre de la santé ñun boo gisee ñu lay arrêté ni dañ laa bëgg a dimbale pour nga mën a dimbale médecin bi nga xam ne nii moo ñu fajal corona pour ñu wér parce que mesure bi nga jël dëgg la baax na lool wante ñi nga xam ne ni ñoom ñooy gérer boulangerie yi respecté wuñu les normes ci nan normalement boo ñëwee di jënd si mburu ñoom war nañu am au moins 3 agents de sécurité ñu def ko par palier yi wala boo ubbee sa boulangerie ba pare ne leen daf leen ngeen taxaw trottoir be daf leen gars yi écarté wu di dugg par 2-2 mais boo xoolee dañuy entassé wu jegante di waxtaan foofu rek fléau bi di coronavirus mën na fa dugg wàll ba wàll ñu bëri te ñu bëri ñëw ci boulangerie bi bokkuñu koñ loolu mooy indi propagation bi dans les autres quartiers périphériques man na maa lay arrêté tu loolu te naa la woon des vidéos à l'appui les boulangers respecté wuñu normes yi ngi leen waxoon parce que amul contrôle da nga waroon exiger avant tout waroon précipité da nga waroon wax avant tout képp kuy jaay mburu na am ay garde de sécurité yuy taxaw ci kanam mu boulangerie bi ak ci ginnaaw ak ci digg bi pour ñu respecter intervalle bi créer benn barrière ku jënd mburu ba pare aw ci barrière boobu ñibbi saa nga collecté ak keneen loolu lañ ko waroon def boole si avant ngaa dugg ci boulangerie bi ki nga xam ne ni moo nekk mooy sécurité bi nekk ci buntu boulangerie bi moom nga war a jox gel bu leen nay am ngeen xaalis ngeen wut gel ki nga xam ne moo war a jënd yor xaalis xamoo xaalis boobu ndax affaire bi wàll nañ ko si mu raxasu bu raxasoo ak gel ba pare dugg joxe morceau wala soleil dafa ko ci pain mu génn ci beneen barrière bi dam yoram ainsi de suite dañ ko waroon organiser palier par palier mu am au moins 3 agents de sécurité yuy gérer rang bi mu am intervalle 1 mètre bi nga wax te booy dugg ci biir am koo xam ne day am koo xam ne ci biir moom gel la lay jox avant ngaa jot ki lay jaay mburu loolu nag dañoo xool ne stratégie boobu waxoo leen ko moo tax gars yi dafewuñ ko parce que boulangerie ñoom li ñuy xool ñoom nañu jaral seen mburu rek nañu am xaalis loolu la ñuy xool mais xool ñu normes yi ba pare ñuy jaay mburu duñu ay professionnel pour ñoom bu ñu solee masque sol gaa rek ay professionnel jaaykatu mburu nañ déedéet waroon nga leen tàggat jàngal leen en même temps kuy jaay mburu normalement dañ ko war a exiger muy def santé mu def santé xam parce que
ay nit ñoo koy fekk boo demee ba ne boulangerie képp kuy ñëw jënd mburu yow mii di ko jaay da ngaa war a set ñu xool ndax def nga santé kuy dugg sa boulangerie war na laal benn gel de bain mu laal ko ba pare doog di egsi ci yow nga doog ko jaay mais norme yooyu amul. bu fekkee nag gëmoo li ma lay wax bul woo sa benn agent parce que d'habitude boo nee damay def ronde gars yi fi ñu lay jaarale ak fu am affaire bi doo ko gis dañ lay jaarale fi nga xam ne nii boulangerie yi respecté nañ ko mais duñ la jaarale côté yi nga xam ne nii périphérique yi nga xam ne nii boulangerie yi ñi ngi fa ci ruq-ruqaat te xamoo ko duñ la fa jaarale parce que dañuy bañ perdre seen emploi. may wax ministre de la santé Diouf Sarr doxalal sa bopp dëgg la sa initiative bi baax na lool kuy jënd bu dem boulangerie baax na lool ci kaw nga respecter les règles de sécurité ak les règles d'hygiène ni ma la ko waxee palier par palier distance 1 mètre ba pare am 3 sécurité yoo xam ne ñoom ñooy gérer rang bi ba gars yi du ñu laalante am benn barrière boo xam ne boo jëndee porte nord ngay génnee ñibbi booy dugg porte sud ngay duggee. loolu nag amul ci boulangerie yi ñu ngi si doon alerter parce que gars yi ñu ngi naan grand place mais boulangerie yi moo gën a gaaw wàlle corona que ci grand place parce que boulangerie ay mbooloo moo fay jógee di ko jóg parce que ku yeewu rek da ngay am benn humeur boo xam ne nii boo ñëwee nag doo fa bëgg taxaw rek sa tànk day métti wala yaa ngi da ngay taayal da ngay bëgg ñëw njëkkante ay maa fi njëkk ak njëkkuma fi quoi. dina wax nag ngeen vigilant ci loolu wax police mu veillé xool y a des boulangeries clandestines yu fi nekk. ngeen xool fan la nekk nga recensé ko xool police mu def fa desaan xool règle d'hygiène ak de sécurité yi ndax gars yi ñu ngi koy gérer normalement loolu laa amoon jox leen comme renseignement ngeen xool ko gëstu ko maa ngi jox di daje ba beneen ci seen émission Raag Banaaf. ngeen demee bay bëgg te leen bëgg di jarab